léegi mu ne man lu tax may dem di dal ci Bougane Gueye Dany te temps yële maa ngi ko doon défendre je suis pas cohérent ma ne ko non affaire bi du loolu yow tamit mu ne loolu c'est pas cohérent quoi ma ne ko affaire bi du loolu Bougane buñ ko tooñee dal ci kawam jaay ko doole mais man damay intervenir faral ko man dëgg rek laa àndal dëgg rek laa àndal mais bu defee lu dul yoon dañ koy rappeler à l'ordre wax ko boppam parce que fii ay ngand loog ay jaay lu amut loolu daf fay jeex ay wane ay am xaalis te yow sa xaalis kenn xamul fan nga ko jëlee bu Sénégal nekkoon dëkk boo xamante ni dëkk bu jaar yoon la am na ñoo xamante ni tëj nañ leen ci kaso gi bu yàgg parce que seen xaalis fu mu jógee kenn xamu ko mënuñoo justifier seen xaalis Sonko ñëw di prôner pour transparence bonne gouvernance nga naan ko na dem jël xaalis dem yóbbul ko sinistré yi lu tax muy yóbbul xaalis sinistré yi te mu jël salaire am dem xaaj ko jox ko tiers bi mu jox ko pouponnière bu nekk Kaolack di dimbale femmes transformatrices yi nekk Casamance les femmes transformatrices des produits locaux di conscientiser sénégalais yi di leen informer ci seen ay ressources minières di leen informer ci contrat yi gars yi contrat yu bon yu ñuy signé mu ñuy édifier di ñuy leeralal loolu lan moo ko dàq yéen da ngeen foog ne xaalis ban na lépp léegi fu may jeexalee rek mooy ci Aïssatou Diop Fall Aïssatou Diop Fall sama ancienne collègue la Walfadjri mu nekk koo xam ne masuñu am benn problème jàmm rek lañ mas a seex ku ma bëggoon la man tamit ma bëgg ko gëj nañ gisee nag quoi mais dafa am ay erreurs yu bëri yoo xam ne mu ngi koy commettre ci carrière am te mu ngi bëgg a yàq carrière am moom wax na ne bi mu nekkee Walfadjri il a commis des erreurs monumentales yoo xamante ni bi mu bàyyee ñëw France mu ngi doon seetaanaat boppam pour rectifier wu defe naa ne war na xoolaat taxawaayam bu baax a baax parce que manuma comprendre nga nekk journaliste boo xam ne mooy journaliste bu gën a jafe ci journalisme mooy journaliste boo xam ne CESTI nga génnee parce que CESTI diplôme universitaire ngay am école d'excellence la da ngay def concours mën faa dugg comme ni ngay defee concours pour dugg ENA école nationale d'administration kooku defe naa ne boo génnee éthique bu ñu lay jàngal foofu ak déontologie bi da nga war a sàmmoo ak moom bu la neexee bul ànd ak Ousmane Sonko bu la neexee bul ànd ak keneen mais da nga amul droit di jël sa mépris ci nit ak sa haine di nga jàppal nit parce que mën naa am da nga ko bëggoon a invité mënoo ko invité wala mën naa am succès bi mu am moo la neexul nga koy déverser ci plateau di ko déverser ci kawam ci plateau wu télévision journaliste dafa war a tëddee njaaxaanaay ku nekk rek am na ku nekk sa xol ku nekk rek am nga foo far tey si journaliste yi ñàkkul ñoo xamante ni ñu ngi ànd ak Macky Sall am na sax ñoo xam ne wane nañ ko ñoom mën naa am dañ leen a jënd xaalis moo leen ko jaral mais mën naa am sax gëmuñ Macky Sall xaalis moo leen jaral lool ñoom wane nañ seen bopp. am na ci journaliste yi ñoo xamante ni ñoom bu ñuy analyser dañuy tëddee njaaxaanaay xëy na seen xol Sonko moo ci nekk xëy na seen xol Khalifa Sall moo ci nekk xëy na seen xol Pape Diop Abdoul Mbaye Hadjibou Soumaré Gakou wala keneen Idrissa Seck mais bu ñuy def seen ay analyse dinañ fexe ba loolu du feeñ mais moom li mu doon waxee ak ni muy attaqué Sonko maanaam daf ko tegul fenn parce que Sonko daf fay defut lu tax moom mu génn di ko attaqué attaque yu yi nga xam ne dafa violente quoi attaque yooyu noonu muy def mel ni benn waa APR bu toog di wax wala benn allié wu Macky Sall bu toog di wax mais loolu waa TFM waruñ ko nangu waa correct waruñ ko nangu correct tey mooy tribunal journaliste yi waroon nañoo oo Aïssatou Diop Fall ne ko da ngaa déraper parce que bi muy wax naan Ousmane Sonko dafa fuuy Ousmane Sonko dafa arrogant mégalomane la naan Ousmane Sonko dafa foog ne il est suffisant bi mu ko da doon fatt yaa ngi dégg yaa ngi sentir ne moom mu ngi fatt sax parce que dafa xol bi moo tàng ci Ousmane Sonko maanaam dafa jàppal haine Ousmane Sonko loolu ngay gis moom ci ay propos yam benn haine viscérale envers Ousmane Sonko ci journaliste pour lan moo ko fi jar Aïssatou àdduna amul solo Aïssatou bul yàq sa carrière sama jigéen nga bëgg naa la trop je t'aime toujours Aïssatou Diop Fall ñoo nekk ndooroon Walf wax dëgg yàlla comme ni ma ko waxee on n'a jamais eu de problème donte mu ngi doon joteeg ñu bëri nag am na ay départ yu bëri sax ñu bëri nee nañ moom moo nekk à l'origine
de leur départ comme le départ de Kouthia ba léegi sax Kouthia mu ngi continuer di dal ci kawam ak yooyu noonu mais wax dëgg yàlla man li alxuraan di wax ne wa ma shahidna illa bima alimna man lu ma xam ci nit rek laay seede masumaa joteeg moom dara waaye gis nga journaliste dangaa war a moytu di enal ay nit parce que nit ki dafa am succès parce que xëy na nit ki bëggoon nga ko invité ñëwut mais Ousmane Sonko fu mu nekk nii il devient une autorité morale parce que 15% des Sénégalais ñoo ko jox baat ne ko yow lañ bëgg nga jiite réew mi kooku il devient une autorité morale am na yenn plateau yoo xam ne jarul mu fay dem wax dëgg yàlla te interlocuteur am mooy Macky Sall waaye du fi nekk di wax ak ay waa APR yi nii di tontuwante ak ñoom ay Abdou Mbow ak ñeneen dañ waxante dëgg rek yàlla dëgg la bëgg ba pare nit bu ko yàlla mayee dara li gën a noppale te gën a neex mooy nangu ko man de wax dëgg yàlla amul kenn ku may teree nelaw amul kenn ku may merloo amul kenn ku may déranger man daal kenn moo may merloo mooy ku ñëw di sàcc xaalisu sénégalais yi di jaay doole sénégalais yi di delloo ginnaaw démocratie bi waaye ku yàlla may succès xale yi bëgg la jeunesse bi jox la bopp nga xew ci jamono am succès wax dëgg yàlla damay nangu ça ne me dérange pas même buñ bokkee lu ñuy yëngatu ma am parti nga ëpp ma succès damay nangu loolu moo gën a noppale taal bu yàlla taal sànni si matt moo gën fay ko mais yow bokkoo Sonko parti politique yow li ngay def ak li Sonko di def du benn yow journalisme ngay def dañ la invité ci benn plateau info matin pour ngay analyser mais bu actualité amee analyser mais yëkkati Bougane ba ci kaw ne Bougane sama mag la ci communication lay yëngu waaw faral Bougane ba pare jël Ousmane Sonko xas ko di ko saaga di ko dénigrer di ko wax ju ñaaw ju nekk en tant que journaliste loolu dafa ñaaw moo tax ma ne waa TFM li ñuy oote su nekkoon dëgg ci ñoom ne dañuy équilibré dañoo waroon a sanctionner Aïssatou Diop Fall ba waa Sénégal xam ne Aïssatou Diop Fall elle a commis une faute lourde ci li muy yëngatu muy journalisme bi tey jii tubaab bi seen journaliste yi ku ci débordé dañ lay sanctionner ay weer am na tamit benn tribunal bu nekk foofu noonu pour journaliste yi muy correct lan moo tax owuñ Aïssatou Diop Fall wax ak moom loolu mooy seen rôle boobu la ñu war a jouer li Kouthia wax mooy dëgg Kouthia nee na journaliste warul nekk di xas ay opposant parce que loolu dafay yàq réputation wu télé bi Kouthia li mu wax mooy dëgg te waa télé bi yéen war ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax man su ma meree Ousmane Sonko nekk journaliste mais sama kër laay toog di ko meree sama xol di tàng ci moom mais su ma ñëwee ci plateau wu télévision wax dëgg yàlla jarul ma ko fay wane parce que am na ñu bëri ñu nga xam ne ñu ngi seetaan télé bi ñooñu dañ leen war a jox cër te ñooñu wax dëgg yàlla Ousmane Sonko lañ àndal fii àdduna bi ku la neex nga àndal nit dafa am liberté am waaye nit ñi bëgg nañ ko nga nekk nit ñi duñ ko fi bëggee nit ki mu ngi oote njub mu ngi oote pour ñu changer système bi nga ne loolu du fi amee pour lan xanaa bëggoo Sénégal Aïssatou Diop Fall gis naa la tamit nga nekk 2S Bijou Ngoné invité la nga ne masoo xeex ak Mati 3 Pommes mais loolu du dëgg nañ waxante dëgg xulli xaq walaw kaana murran Mati 3 Pommes jour bi ngeen doon xeex benn samedi la woon man mii maa leen doon àtte man mii toog di wax ak yéen xaaral ma sumi sama verre yi ngeen xool ma bu baax man mii Hadj Abdallah Ndoye ñu ma doon owee As Ndoye ci rajo ba maa doon àtte Aïssatou Diop Fall ak Mati 3 Pommes bi ñu doon xeex bëgg naa Bijou Ngoné jot ci nag lii nii xam ne lu mu wax foofu du dëgg wax dëgg dafa neex quoi mënoo ñëw di yàq deru nit ñi ba pare ñu lay poser ay question ngay wax yoo xamante ni du dëgg man su may ànd ak yow lu ma la bëgg boo waxee lu dul dëgg dama naan li ngay wax du dëgg amul. jour bi ngay xeex ak Aïssatou Diop Fall c'était un samedi 2005 la wala 2004 si je ne me trompe pas dañoo organiser woon anniversaire Walfadjri boobu ndongoloo ñëwoon na waaw 2004 la war a nekk parce que ndongoloo janvier le 16 janvier 2006 la génn àdduna kon 2004 la woon léegi bi ñu organiser anniversaire Walfadjri bi man maa nekkoon ci public bi Aïssatou Diop Fall ak Edouard yàlla na ko yàlla yërëm Ndiol Kumba nekk ci podium bi di poser
public bi ay question mooy auditeurs yi fa ñëwoon ma leen di jox micro ñooñu di répondre dafa amoon ay lot yu ñu doon gagné te Aïssatou Diop Fall moment boobu noonu Sidy Lamine daf ko gëmoon bëgg ko te yàlla tax xëy na yàlla mooy def loolu moom la joxoon organisation wu anniversaire boobu noonu mook Edouard Aïssatou moo doon coordonné di oo artistes yi di oo invité yi man sax bokkoon naa ci parce que moom sama waay la boole woon na ma ci quoi parce que des fois daan nañ toog nii di waxtaan ci affaire beeg yooyu noonu daan na ma laaj ay numéro ay artistes ak ay yeneen ak yeneen quoi ñu war a invité ma koy jox ñi ma xam te moom xamu leen léegi nag Aïssatou organisé ba affaire bi baax wax dëgg yàlla une très bonne organisation la defoon ñu invité ñëpp musiciens yi ñëw ñeneen ñi ñëw mbër yeeg ñëpp ñëw léegi nag Mati comme Aïssatou ak Edouard ñoo nekkoon sur scène ak man léegi ñun suñu heure bu mu jeexee après Mati dafa ñëw jël micro bi monopoliser kii bi débat bi quoi yore micro bi nekk ci kaw scène bi Aïssatou jàpp ne Mati dafa yàgg dafa monopoliser débat bi léegi Aïssatou dem boole ko ak Sidy Lamine Sidy Lamine ñëw dal ci kaw Mati 3 pommes léegi Mati nag comme moom dafa tuuti noonu la tàngee xol dafa gaaw a mer dafa gaaw a gis boppam après mu mere Aïssatou Diop Fall nag dogoog moom ne moom bàyyi na Aïssatou Diop Fall mu ne li muy regretter mooy le fait que man mi Mati wax na ma sax ne ma ce que je regrette mooy le fait que ma yóbbu Aïssatou sax mu côtoyer sama famille xam sama yaay xam suñu waa kër yëpp ak sama sœur yeeg yooyu loolu moom moo ma métti parce que Aïssatou jaru ko du dara ay anniversaire rek ay micro moo tax mu may dem di ma mettre en mal avec le patron Sidy Lamine Niass ba Sidy di dal sama kaw Mati foofu la jaaree bàyyi Walfadjri mais avant muy démissionner noonu nag après ci la nekk xuloog Aïssatou Diop Fall meroog moom ne bàyyi na Aïssatou pendant des mois léegi nag ci biir mero bi ñoom ñaar Mati xëy benn samedi dem reportage Thiès li ma leen di wax ni lu leer la je parle en connaissance de cause man du ma fenn aw ma intérêt boobu noonu parce que dafa am ay témoins te naa leen ñëwal ci témoins yi léegi Mati xëy dem Thiès reportage samedi rajo bi du bëri nit rawatina samedi ci ngoon man ak Pierre ñoo fa nekkoon comme technicien Pierre Da Silva léegi Pierre moo doon def journal ngoon gi moo ko Aïssatou Diop Fall Aïssatou moo doon def 18h journal français ñi koy tooñ nag naan déggul français nañ bàyyi loolu journaliste la dégg na français bàyyi leen tooñ dafa choisir rek pour def ay émission en wolof comme Assane Gueye nu mu ko choisir ak ñeneen am na ay journalistes yu bëri ay Xaali Seck professeur la mu ngi ISEC day jàngale foofu noonu tey moom olof lay def nañ bàyyi loolu quoi am na présentateur yu bëri yoo xam ne olof la ñuy def te kenn gënu leen dégg français Ren Marie Faye olof la doon def te dégg na français Ablaye Lam olof la doon def te dégg na français nañ bàyyi loolu Aïssatou dégg na français bu baax a baax sama jigéen la bàyyi leen di ko tooñ voilà léegi Mati ñëw Aïssatou def journal 18h boobu Mati egseegul léegi nag war a def journal 22h léegi boobu man maa fa nekkoon Pierre Da Silva comme technicien Sophie Awa Dekon moo fa nekkoon comme journaliste bu doon def 17h def 21h journal olof léegi man ma nekk studio d'enregistrement Pierre di def journal bi en direct ak ñoom man may enregistrer éléments yi balancer ko Pierre def journal bi léegi nag Mati bi mu ñëwee fekk na journal 18h bi passé na mu ñëwee ma montel ko reportage am ba pare bi ma ko montelee reportage ba pare balancer ko journal 22h bi jot Pierre dugal chariot de feu bi mooy ko chariot de feu bi war ngeen ko xamee mooy boobu noonu rek quoi musique Walfadjri boobu léegi après jox Aïssatou dóor titre yi ba pare dugalul reportage u Mati bi léegi ñu rappelé ko ne ko reportage u Mati bi pare na mu ngi ci éléments yi mu ne nous y reviendrons dinañ ci ñëwaat mu bref ko pour bañ a teg élément wu Mati 3 pommes bi parce que ñoom ñaar dañoo am problème dañoo jotee te ñoom ñaar ñoo gënoon a nekk xarit dañoo defoon ay clan foofu noonu wax dëgg yàlla am na xale yu bëri yu daan ñëw foofu noonu ay Awa Diop Ndiaye ay Dieynaba Sila dañ doon wax ne ñii dañoo def benn clan pour di leen xeex ak Sophie Awa Dekon te jour boobu noonu Sophie Awa Dekon moo fa nekkoon ak Awa Diop Ndiaye ak man ak Pierre Da Silva ak Mohamed Thiam moo nekkoon rédacteur en chef bu soir bi quoi équipe du soir Pierre jiite technique bi man ma topp ci gannaawam équipe du soir
léegi Sophie Aw Dekon def journal olof ak Aïssatou Diop Fall di def journal français équipe boobu ñun ñoo fa nekkoon. léegi nag Aïssatou bi mu brevé élément wu Mati boobu mu ngi toog ci rédaction bi di ko déglu mais gis nga bu Aïssatou waxee ne nous y reviendrons xoolal ay Mati dafa ñëw jël buntu bi rek këdd buntu bi nii tel bay vitré buntu vitre la buntu bi Mati dafa weq buntu bi ba affaire bi feeñ ci journal bi Pierre coupé journal bi rek mu ñëw song Aïssatou Diop Fall ñu génn ñoom ñaar ci biti rek commencé xeex ma ñëw man maa yenu Mati xam nga Mati neex naa yenu dafa tuuti man maa ko yenu muy pédale tànk yi léegi Mouhamed Thiam dégg coow li daw di yéeg fekk moom mu ngi woon ci suuf jël escalier yi may wàcc escalier yi Mouhamed dajeeg ñun Mouhamed dafa ñëw wax Mati ne ko Mati yow yaay xeex yow dañuy xeex rek Mati bàyyi parce que dafa rusoon Mouhamed Thiam quoi Mouhamed Thiam dafa nekkoon benn waay boo xam ne il était respecté et respectable sincèrement xaw ma nag fan la nekk léegi dégg naa mu ngi France léegi ngeen baal ma léegi nag nii la demee xeex nañ ñoom ñaar man mii maa dox seen diggante parce que li tax Pierre moom attewul Pierre daf ne Aïssatou daf ko mettre en mal ak Sid Lamine parce que nee na ci affaire yi téléphone loolu sama kanam la woon parce que téléphone dafa amoon code ñu koy jox responsable yi comme que Pierre moo nekkoon responsable technique bi ci ngoon gi moo nekkoon suñu responsable technique tam nekk léegi TFM Pierre de Silva moom amoon na code Aïssatou am code responsable yëpp daal amoon nañ code mais Pierre je pense que xaw ma daal ci affaire code daal la jotee ak Aïssatou ba Aïssatou boole waat ko ak Sid Lamine parce que Aïssatou bu ngeen amee problème rek day oo Sid Lamine boole la ak moom Sid Lamine ñëw dal sa kaw parce que Sid daf ko bëggoon da ko gëm trop yàlla na ko yàlla yërëm bon kilifa la Sid Lamine mais benn nopp la woon lu ko nit wax rek daf koy gëm man mii rek déjà li ma jotee la ak moom benn nit moo ñëw jaxasama ak moom rek mu gëm ko te kooku bon daf ma contrôle quoi voilà te man bokk naa ci ñu tax sax mu ñëw liggéey si foofu noonu quoi mais nag bon jarul def lu baax di ko wax jaru ko quoi voilà noonu la demee léegi nag loolu moo tax Pierre attewul parce que nee na Aïssatou da ko boole woon ak Sid Lamine Awa Diom Ndiaye tamit ak Sophie Aw Dekon nee nañ ñoo ñaar ñi doon xeex dañoo defoon coalition di leen xeex kon ñooñ bu ñuy xeex ñoom tamit duñ atte ñu toog ci rédaction ba di ree xam nga affaire jigéen rek quoi man mii maa doon atte parce que ñoom ñaar ñëpp samay waay lañu woon jotewuma cee woon ak kenn dara Mati da doon absenté sax ma remplacé ko ci benn émission bu mu doon def par samedi fàtte naa sax nu mu tudd Aïssatou tamit sama waay la woon bu ñu doon déposé guddi gi équipe du soir bi man ak moom ñoo doon dend nii ci oto bi may wax muy ree rek dama ko doon dajji nag lu ma wax rek day ree ba bëgg a dee man ak Khadim Ndiaye moom ay waayam lañu woon quoi Khadim Ndiaye tamit léegi mu ngi TFM donc noonu la demee mais daal Aïssatou xoolaatal sa bopp quoi wax dëgg yàlla te nga bàyyi yi ngay def journaliste nga te bon doo journaliste bu ndaw parce que c'est si nga génnee xam nga sa ay analyse teg ko ci yoon man dama lay conseiller rek en tant que frère gëj nañ gisante gëj nañ déggante xam nga mais respectel nit ñi xam nga bàyyi ay affaire clan yi ngay dugal sa émission parce que benn jour mas naa la dégg nga ne doo invité Guy Marius Sagna parce que dafa contre Guy Marius Sagna nee na Guy Marius Sagna dafa jàpp ne moom mooy Zoro bi moo war a sauver Sénégal wala moo régler problème mu Sénégalais yëpp ba pare na du ko invité amoo droit wax na doo invité kenn sa émission parce que émission bi moomoo ko télé bi tamit moomoo ko l'émission bi c'est l'émission des Sénégalais la télé aussi c'est la télévision des Sénégalais donc boo xasee ba nekk ci média public boo xam ne ñëpp a koy seetaan amoo droit di parloo kii laay invité du ma invité kii laay faral bàyyi kii laay xas bàyyi kii sa moromu journaliste yu bëri tey ñu ngi def ay analyse ku ci mel ni Barka Ba nekk foofu noonu ci rédaction bi mais il fait de très bonnes analyses mais doo ko dégg mu am benn mépris ci Idrissa Seck wala ci Sonko di ko wane ah Bouba Ndour mi nga xam ne moom mooy sa directeur programme toog na fii seddal Sonko ne Sonko c'est le seul opposant qui s'oppose moom rek mooy opposé wu ah am na seeneen naataangu journaliste ay Grand Momar Diong ay Serigne Saliou Gueye ah ñoom boo leen invité ñuy analyser dañuy analyser mais duñ ànd ak Macky Sall mais duñ nekk di attaquer Macky Sall ñoom peuple bi lañ àndal bu Sonko déconné dañuy wax ne Sonko déconné na critiquer ko mais critique bi dafay objectif quoi dañ koy teg ci objectivité ah mais tëb rek di attaquer nit bay wax bay fatt sa xol bi di tàng ngay fatt Sonko dafa foog ne moom mooy
xawma lan dafa suffisant dafa xawma nangam dafa migolomaan la dafa fuuy xamul boppam lu ko fi jar loolu jaru ko. waa RTS yi nga xam ne sax ñoom président lañu àndal opposition di fa jàll donte télévision nationale ñooñu sax duñ attaqué benn opposant duñ jàllale opposant ci seen télé bi waaye duñ xas kenn ñoom it kon daal bon voilà affaire bi daal du weesu quoi bul yàq sa carrière tu es encore jeune fexeel Sénégalais yi bëgg la mais bul créer ay ennemis bul créer ay noon xam nga tu es adorable tu es aimable xam nga jéem a la juboo ak Sénégalais yi bàyyi xaste xam nga jaru ko quoi wax dëgg yàlla xam nga di bàyyi tamit di tànn ay ñu ngay invité ak ñoo dul invité yooyu yëpp jaru ko boo nekkee journaliste da ngay tëddee njaaxaanaay loolu moom mooy sa rôle donc lii nag ma doon wax nii di ko nettali dëgg ju wër péng la te ñi ko seede ñëpp ñu ngi dund kenn deew ci Sophie Awa Dekon mu ngi France Awa Diop Ndiaye mu ngi Walfadjri ba léegi Pierre Da Silva mu ngi TFM réalisateur waaw ñoom ñoo fa nekkoon ak Mohamed Thiam waaw Mohamed Thiam mu ngi France tamit foog na voilà te ñooñ bu ñu ma déggee may wax dinañ xam ne li may nettali ni dëgg la te moom toog na ci Bijou Ngoné ne moom masul xeex ak Mati magam laak yooyu te dafa am ak Mati problème du ngeen mas a dégg Mati tudd ko parce que Mati dafa nekk genre nit boo xam ne bu la xasee ba bàyyi ba pare bàyyi na la kenn mënta fexe ba mu àndaat ak yow xam nga nit bu tuutee dafay gaaw a yëg boppam quoi xam nga mais moom it ku baax la quoi voilà maa ngi koy nuyu de passage di ko encourager parce que mu ngi def liggéey bu am solo waaye daal di jëf lu rafet di ko wax di ko def loolu dafa am solo ci àdduna parce que àdduna amul solo fii ñun ñëpp dañuy dee nañu rafetal rek bëggante soppante yéenewante jàmm àdduna amul benn solo bañante beeg xeexante bi faral nit wala nga continuer tax nga koy saaga ci télé yi ak rajo yi jaru ko ñun ñu ngi nii dañuy def suñu ay analyse mais dañuy wax yu rafet kalimatun tayyiba ka shajaratun tayyiba loolu la alxuraan wax ju neex comme garab gu neex rek garab gu neex googu sama turandoo bu nga ko doon firi Haaji Abdallah radiyallahu anhu nee na mooy tàndarma garabu tàndarma parce que tàndarma dafa neex kon nag shajaratun tayyiba kalimatun tayyiba ka shajaratun tayyiba waaw nañ waxante wax yi rafet te àdduna amul solo Sénégal ñoo ko bokk benn bopp la kenn mënu kaa xar ñaar nañ rafetal suñu diggante xam nga ñun li ñuy def nii yëpp ak yi ñuy wax yëpp c'est pour le développement du Sénégal pour bëgg réew mi jëm kanam la parce que am na ñu bëri ñoo xamante ni tey ñu ngi ci jàmm ñu ngi tëdd fu baax nekk ci environnement bu baax mooy ñu nekk Europe ak ñu nekk dans la diaspora partout comme ay Amérique ak yeneen xam nga bu ñu feebaree dinañ faju seen doom yaa ngi jàng école ñu ngi liggéey xëy na di am xaalis di mën a faj seen ay soxla mënoon nañoo toog noppi ci réew mi mais patriotisme moo leen sonal rek moo tax ñuy wax te ñooñ tamit da ngay gis nit ñi di leen saaga di leen xas naan leen ay amu leen métier dem leen liggéey mais nit xanaa nekkul na journée bi yëpp da ngay liggéey su fekkee Europe la boo liggéey ba mu bëri bu bëree ba bëri 8 heures de temps la par jour xanaa des fois di nga am temps am na ñoo xam ne équipe du soir la ñuy def am ñi def équipe du matin soo amee su fekkee soir ngay liggéey mën nga def live ci matinal bi su fekkee matin bi ngay def mën nga def live ci soir bi te pourtant gars yi dañuy sonn duñ am jot ak yooyu noonu am ay soxla yeneen mais dañ ko fay bàyyi sax nekk ci live yi di sensibiliser di conscientiser Sénégalais yi pour ñu yeewu parce que xam nañ ne Sénégal lu fa nekk dara baaxu ci Sénégal bu ñu ko tegoon ci yoon tey nit ñi duñ sonn parce que 16 millions lañ nit ñi bëriwuñ te nit ñi neex na ñoo jiite wax dëgg yàlla neex a jiite boobu ñu neex a jiite ak passivité bi nekk ci ñun loolu moo waral tey ku nekk président sax yow tu fais ce que tu veux tu fais du n'importe quoi te après dara du la ci fekk loolu moo waral Macky Sall lu mu bëgg a def da koy def bay xalaat sax ne war na mën a am sax 3e mandat parce que acte yu mu posé woon yëpp daf ko forcer mu jàll utiliser police ak gendarmerie xam nga dal ci kaw peuple bi ñu dellu ginnaaw donc kon soyons honnêtes avec les Sénégalais xubbul watani minal iman bëgg sa réew ci jaamu yàlla bokk nañ bëgg Sénégal Sénégal rek lañ am amuñ lu dul Sénégal nañ defar Sénégal defar réew mi ñun kenn gënuñu buñ nangu kenn gën ñu Sénégal dëkk la boo xamante ni tey ci sous-région bi Afrique de l'Ouest ñëpp ko respecté jox ko cër parce que ay nit ñu baax lañ am ay nit ñu yiw lañ am mais nag problème mu njiit lañ am depuis 1960 ba léegi parce que sénégalais dafa bëgg xaalis ku amee xaalis amee nguur day ñëw ànd ak yow loo def mu ne baax na fekk yow yaa ngi yëkkati ci caisse noire bi di ko jox moom il s'en fout yoonam nekkul ci sénégalais yi ndax ñu ngi ci ndox mi ndax sénégalais yi ñu ngi xiif ndax lekkuñ ndax naanuñ ndax am nañ eau potable ndax seen doom yaa ngi jàng normal yow daal
na lay président bi di mosal ah nga koy défendre di défendre l'indéfendable nekk l'avocat du diable yow loolu après sa yoon nekkul ci ñeneen ñi loolu nag dafa ñaaw réew li koy defar ak li koy jëmale kanam mooy ñi fa dëkk du ay jinne wala yàlla mooy wàcc defaral ñu réew mi ñun ñoo mën a defar suñu réew mi ñoo ko mën a defaral suñu bopp ñi tubaab bi honnêteté ak li nga xam ne moom mooy volonté ak patriotisme moo nekk ci ñoom moo tax seen dëkk bi baax dañ kaa organiser ba mu baax te ñoom dañoo am xel comme ñun kenn dàq ñoo jàng kenn ëpp ñu xel tey jii organisation internationale yi ngay dem ci àdduna bi yëpp foo dem di nga fa fekk sénégalais les plus grandes industries du monde ay Peugeot ay General Motors ah ba ci nazi sax boo demee di nga fa NASA boo demee di nga fa fekk ay sénégalais yu fa nekk di fa liggéey ah donc kon potentiel yi mu ngi fi lépp a ngi fi mais nañ bàyyi hypocrisie nañ bàyyi jiital suñu intérêt nañ bëgg réew mi nañ jiital intérêt réew mi d'abord xaalis yu bëri yi milliards yu bëri yi loolu amul benn njëriñ da ngay gis tubaab boo xam ne milliardaire lay nekk mais boo demee këram ay tuiles lay nekk mu gaare otoom def fa nécessité parce que nit foo tëdd ba bët set yomb na foo tëdd ba bët set bu nekkee ardoise wala mu nekk ay tuiles sax baax na mais nag kër gi set am nécessité le nécessaire lal salon télévision boo mënee def piscine sax nga def ko fa mais ay yenn immeuble yeeg yenn gratte-ciel yi benn nit moom ko te xaalis bi du lew fu nga koy jëlee mooy ci nguur gi nga koy sàccee wala ñu jox la ay marché gré à gré wala ngay def ay détournement ah loolu boo ko defee jàppal na yow li ngay lekk yaag sa njaboot yëpp li yàlla wax ne fii butunihim naaran ci seen biir yi safara moo fa nekk kon nañ bëgg réew mi jiital intérêt réew mi loolu c'est très important réew mi bu baaxee suñ sag lay nekk ñun ñëpp dootu leen gisati benn xale di dugg gaal ne dafay dem ci Méditerranée bi di dee foofu noonu tey jii Méditerranée bi moom mooy cimetière u jeunes africains yi xale yu bëri dee nañ ci biir Méditerranée bi parce que jàpp nañ ne Europe c'est le centre du monde te loolu c'est faux du dëgg Europe moo gën a métti fuuf tey suñu ressource yu ñu am suñ ko exploité jaarale ko ci yoon organiser dëkk ba ñu war a fay impôt di fay impôt ku nekk li nga war a jot nga ciy jot mooy le don de soi bi Ousmane Sonko di wax dëkk ba dafay neex jaar yoon ku liggéeyul doo am xaalis ñu organiser dëkk ba nga xamante ni boo demee ba nga xamante ni da ngaa nekk chômage ñu fay la ba ngay amaatee liggéey France dañ koy def soo mënte liggéey nga invalide ñu jox la RSA wala li ñu daan cotiser temps yi ñu daan liggéey ñu la ciy fay soo feebaree ñu faj la gratuitement wala nga fayal sa bopp après ñu rembourser la am ay mutuelles yu baax kenn ku nekk li ngay liggéey nga déclarer ko moo xam menuisier bu ubbi ci koñ ba moo xam mécanicien ba moo xam soudeur métallique bi taximan bi ñëpp di def seen ay déclaration di fay seen ay impôt bu ñu amee problème après ñu ñëw dimbale leen état bi ñëw jàppale leen ci li ñu doon fay li ñu doon cotiser xale bu juddu mën nañ di la fay 25 000 wala 30 000 ba ngay amee 18 ans loolu organisation la rek vision la xam nga ak xel te tubaab yi wax dëgg yàlla ëppalewuñ ñu dara ëppalewuñ ñu xel ëppalewuñ ñu dara ay nit lañ ñu ay nit waaye volonté rek lañ ñu ëpp ak détermination ak bëgg seen réew patriotisme te loolu wax dëgg yàlla war na mën a am ci ñun lu ñuy wax nii yëpp pour bëgg Sénégal baax la rek tabax ay hôpitaux dignes de ce nom tabax ay écoles yu baax abri provisoire bañ a amati village bu nekk ñu def fa poste de santé former xale yi ci médecine former leen ci wàllu nouvelle technologie bi ay informatique ah yóbbu xale yi ci mbay mi ñu nekk ay jàngal leen ñu nekk ay ingénieur agronome Sénégal suuf si tàlli na mu ngi taw bu tawee ñu jël ndox mi récupérer ko daf ko ay bassin de rétention ah assainir dëkk bi bu ndox mi tawee eau pluviale bi ñu récupérer waat ko ci bassin de rétention yi wala ñu récupérer waat ko ci ay station de pompage wala feneen jël eaux usées yi yóbbu feneen am nañ 700 kilomètres de côte produits halieutiques yi transformation am nañ ay fruits boo demee Casamance tey mu ngi riche am mango tubaab bi amuñ ko te mango yi boo demee tey ay Pout ak ay Casamance ak ay bayax mango yi day wadd picc yi di ko lekk nii boo demee Jolof soow mi dafa bëri ba tey ji éleveurs dañuy jël soow bi sax duñ si mën a def dara lu dul dañ koy tuur man mas naa romb Linguère ñu jaay ma fa guttu 20 litres soow téeméer
500 francs wallahi parce que dafa yàgg te jarul ah ut ay industrie di transformer meew mi di ci defar industrialiser Sénégal fépp foo xam ne am na ay potentiel ñu exploiter ko tey jii Kaolack Fatick am na xorom nga benn usine xorom moo nekk Kaolack mooy Sané te tubaab ko moom ah ñi nga xam ne am nañ xaalis nañ investir ci Sénégal tabax ay industrie ah Casamance ñu investir fa fruits yi fa nekk ñu exploiter ko tey Indo yi ñoom ñoo ñëw di jël noix de cajou yi di ko jël di ko transformer di ko yóbbuwaat Europe di ko yóbbu Amérique di leen ko jaayaat lu cher tey jii Europe noix de cajou daf fay cher te dafa bëri Sénégal zone boobu dafa bëri Casamance ak ñombaato bi ñombaato mooy comme ay Saloum bi noonu ay Sokone ay tubaab kii nii nu mu tuddati sax fi Fatala nekk parc Fatala bi fu mu nekk mooy Toubacouta zone boobu yëpp ah bëri ay derkese te si derkese bi ci lay yooyu di jógee ko yooyu yëpp ay richesse la waxuma la ak nag pétrole bi ñu yàlla may ak fer bi may ñu phosphate may ñu or may ñu zircon yooyu yëpp tey am na réew yu bëri yoo xam ne dañoo développé nekk ci kanam mais amuñ ko Amérique gi nga xam ne moom mooy la première puissance mondiale mais amu ko il ne dispose pas de ces ressources là la France pareil l'Allemagne ah te xale yi pourtant ñoom ñu ngi jàpp ne bu ñu ñëwee France si lay dàqee wala ñu ñëw dem Amérique si lay neex te bu ñu demee foofu la ñuy gën a sonne tey yow wala ngaa am kayit rek c'est tout un problème ah chaque jour ñu naan la yow tu es irrégulier ah xam nga loolu xam nga c'est injuste ah di leen toroxal te ñoom ñoo coloniser seen maam yi jàpp leen jaam pendant 400 ans soo ko boolee colonisation bi ak traite négrière bi amuñ dara lu ñu leen di fayee bu xale yi jëlee gaal ñëw ñu leen di xatal di leen toroxal ah pour nga am kayit da ngay daw safa wa marwa di nga torox di nga alaku di nga souffrir mel ni ku nekk safara da ngay regretter sax lan laa doon def fii nii ku ñëw ci ay conditions yooyu noonu am visa rek ñëw toog wala nga dugg gaal ñëw da ngay rëcc sax lan moo tax may ñëw fi su ma yëgoon toog Sénégal di souffrir di gis sama ay mbokk sama xel di dal loolu ngay wax Europe du solution bi nekkul centre du monde ñu fi ñëw ñu bëri xëy na yàlla moo ko dogal ak ñàkk pexe ñi dem Amérique yi même chose mais ku nekk boo sañoon wax dëgg yàlla sa dëkk ngay toog di fa teddee doo dund racisme xam nga kenn du la wax na la dëkkoo fi rentre chez toi doo dem ci ay préfecture di bëgg ñu régulariser la ñu lay toroxal parce que tu es né sénégalais tu as